léegi yow sa retour ci làmb. ban jàngat nga ci am. non retour ci Gaston làmb bu démb bu barki démb. non ak xam nga bu retour tey ci làmb bu dellu si lenn rek ko waral. projet la c'est un projet su sottee alxayrun alhamdulilah pour Sénégal gépp su sottiwul ma teg ko fa ne yekk bu forox dem sama yoon man maa ngi liggéey sama liggéey tey réew mi nekk na ci benn état boo xam ni feebar baa ngi fi mbër yëpp a sonn làmb ji presque taxaw na am na ay difficulté nit ñi jaaxle nañu ku nekk yaa ngi xalaat ëllëgu làmb ak Covid bi parce que du làmb rek économie àddina bi yëpp ku ci ne yaa ngi xalaat su Covid bi jeexee économie bi fan la jëm nan lañ koy redresser et tout ça te loolu mooy xalaatu même le président Macky Sall donc tey man ma toog xalaat am naa nag tuuti xam-xam ci làmb ma gis ni tey plateau télévision yëpp tey 24 heures sur 24 ay plateau rek ngay gis yuy yekk lu ne régime bi luy yekk lu ne loo xam ni di génne ay mbóot ay wax yu bon yoo xam ne waruñu ko tal actuellement tey li ñu war a tal mooy nu génnee ci mbas mi nii mais ñoom ñëpp ku ci ne di ci profité parce que xam na ne tey ñëpp a ngi leen di seetaan parce que amatul lu ñu seetaan programme amatul tey programme plateau yi fi nekk yëpp affaire politique affaire ŋàññi Macky Sall ay yooyu lañ fi nekk ma ni bon léegi man je vais détourner les populations je vais essayer de les détourner au moins ñu amaat yeneen bëgg-bëgg yeneen programme ci télévision bi mu wóor ma ni tey peut-être lamb ju ndaw mënu leen a dévier mais tey suñu ubbee suñu defee tey lamb yu mag yëpp mu dellu si comme ni mu dellu si waatee moom kenn dootu fi nekk dootu lu tal sax ay plateau politique li ñuy tal mooy kañ la ñuy teg signature bu Balla Gaye bi kañ la ñuy teg signature bu Modou Lo bi kañ la ñuy teg lii waaw non boobu manti doon rek waaye bu mu manti doon non damay àggalee ko kay dana jiw da ngay tey journaliste day tey da ngay tey comme loolu am na ma ni suñu tefee suñu programme làmb parce que làmb nag am na loo xam ne yàlla may na ko ci première industrie yi ci réew mi ci la bokk tey rajo yëpp ak plateau yeeg seen site yeeg yi yëpp am tey ay plateau làmb émission làmb tey communicateur traditionnel yëpp a ngi liggéey tey parce que làmb créé na ay rubrique ci plateau yëpp ay émission ñu embauché ci ay nit ñu cay liggéey di ci dund nit ñi xam leen ci comme ni ñu gën noo xam sax nit ñi ñoom lañu gën a xam sax ñun promoteurs yi mbër yi ñoom lañu gën a xam ma ni tey naa pointé sama baaraam ci côté boobu télévision yëpp ñëw ñu amaat yeneen actualité làmb ñëpp di ko suivre su boobaa ces politiciens véreux ñi nga xam ni ku leen tribune rek lañ doon wër. comme ñan politiciens véreux yi l'opposition politiciens véreux yi même ci pouvoir bi y a des politiciens ci pouvoir bi yoo xam ne ils ne sont pas généreux ils ne sont pas loyaux envers le président te président leen li nu amaku si néew président leen ko jox léeg-léeg su la président joxee ëllëg mu jox keneen teggi la dindi lam la joxoon mel ni yow rek yaa ko yelloo ci sa àddina bi su ko dindee rek nga commencé fàttali lam la defaloon démb yëpp lu ne nga yekk ko di ko yekk njabootam te ci moom nga bokkoon tey suñu tegoon VAR bi tey di teg débat yi daana am assemblée nationale wala ñuy toog meeting yi tey ñoom ñëpp dañuy trox mais nag ba léegi trox nañu parce que ñi leen di seetaan dañ leen di jéppi dañ leen di seetaan di leen jéppi dañuy toog suñu salon yi jéppi leen loolu moom a gën a indiwaat ci làmb pour vraiment dévier attention nit ñi ñu dellu si seen bëgg-bëgg parce que nag làmb c'est un facteur de développement un facteur de stabilité sociale. mais tey pour dévier attention nit ñi comme ni nga ko waxee te ci projet la yem wala ci démarche la yem bu fekkoon ne làmb bi taxaw na ñu ne telle date. diw ak diw dinañ d'accord encore da ngeen a yàkkamti telle date mënu ko ci am man projet rek laa mën a am teg ko gis nga ay manager ngi nii toog président des managers ngi nii toog yéen a ngi nii yéen ñi fi jóge yëpp coow li am ci semaine bii moo tax tey ku nekk a ngi woote. léegi rek sama téléphone bi muy sonné Lamine Samba doon woote. waaw léegi ñun. da ngay ñëw ci li ma la doon laaj. comme yow léegi yow yaa may jox sama fil conducteur. yow man ma am sama question de relance. ci ba ngeen naan combat diw ak diw ma lay laaj léegi comme Balla Gaye Boy Niang bi nga xamante ne entre guillemets gars yi nee nañ yaa ngi ciy def démarche. waaw mais mën naa taxaw ko mën naa bañ a taxaw. mais yaa ngi ci def démarche. effectivement mais mën naa taxaw ko mën naa bañ a taxaw. instant bi ci fan la gën a yombee ak ban côté la gën a méttee man aw ma fixation ci kenn
awma fixation ci benn mbër gis nga la fi daan am bu jëkk ngay daw di rey sa bopp awma fixation ci kenn danaa ci wax nag danaa wax manager yi dem leen léegi lii bëgg naa ko ñoom ñu muy seen liggéey ñoo ko xam seen liggéey la ñoom ñooy dem seeti mbër yi nag pour ñëw dellu si ñëw ni ma mbër yi d'accord nañu ci lii suñu d'accord ñu jox leen seen avance. kon daal tooguñu ak benn mbër. wax ak moom mais mbër yi xam nañu mbër yi yëpp ñi ci ëpp a ngi may woo. waaw mais dama bëgg a xam ci combat Balla Gaye Boy Niang ndax dem nañ si dem nga seeti Boy Niang ba pare wala soo paree léegi nga laaj ko manager président des managers ngi fii ak président ak manager bu am xam-xam ci làmb muy foofu muy Max Mbargane di liggéey ci télévision comme yéen xam na loolu même man dama ni la encore une fois awma fixation ci benn mbër am naa nag vision am projet ni lii bëgg naa ko su ci sottee projet yi lan ak lan la non xam nga projet yi bërki démb dañu lim ay Eumeu Sène Bombardier ay Balla Gaye comment on appelle encore Boy Niang ay Reug Tapha Tine ay Gris Bordeaux bi ñuy waxtaan non du kooku du claf sax ay combat individuel la après dañ ciy boole claf boo xam ne championnat lay doon pour xale yi ay kii bi nu mu tuddati ñi gën a ndaw daal non pas ñi gën a ndaw ñu topp ci ñii rek parce que ñi gën a ndaw ñoom yaaw jàll mais ñi topp ci ñii. yow jàll lay mere de. waaw non yow jàll xam na boppam. kon daal moom daal. mais moom combat bu. troisième division la nekk. moom nan 10e division la sax mais man combat bu ma journée bu ma tëgg da ciy bëri ndax moom it sama doom la. na nekk 10e ba nga xam ne ni 10e division la. léegi Brosse ci yaaw jàll naka nga gisee moom rôle am ci làmb ñëpp xam nañ que ni mënul. bon loolu lañ mën a jàpp mënul egg fi nga xamante ni fa la Balla Gaye. waaw d'accord mais de façon mi ngi animé làmb ji. nekk na ci quelque chose ci làmb ji. fexe na ba marqué son empreinte. muy moom muy ñoom wulli ñoo ñëpp marqué nañ seen empreinte. léegi daal kon mën nañu jàpp que ni yow yaa ngi démarché combat Gris Bordeaux. combat mais non Balla maa Gaye ngi ak démarché Boy non dama ni dama envoyé benn bombe ci air bi. manager yi awu nañ ko mbër yi dégg nañ ko journaux yi bind nañ ko. bombe la bu ma balancé li ci war a sotti suñu juboo dina sotti suñu jubawul du sotti. léegi mën nga ñu wax si ñan ak ñan la ci dans un premier temps ñan nga njëkk non jëkkewuma kenn man li ma wax damaa wax sànni ci air bi. ci ak a metti waaw sànni naa ci air bi seen ma patron ngi fii toog moom su paree ñoom danañ dem seeti def seen liggéey ndax ñoom ñooy wutal seen i mbër yi leen dénk seen bopp ñu leen di wutal combat. suñ demee wax ak ñoom lu raisonnable suñ ci d'accord su mbër mi raisonnable parce que ñoom ñooy forcer mbër mi ci defal lii danañu leen mën a nag yee wax leen situation réew mi wax leen lépp suñ ci d'accord suñu ñëwee signé suñ ci d'accord ñu seeti ñeneen keroog bi may si defar calaf en 2006 mbër yi ci bokkoon yëpp kenn mosu cee bëri 800 000 mooy ñoom Balla Gaye ñii tey ñoom Tapha Tine ña ca bokkoon ñëpp kenn mosu cee am million te pourtant dama ko def championnat tey ñoo nekk tey ñii ay roi des arènes ak yooyu donc nul n'est personne indispensable benn mbër indispensable fi et puis dañu war a am benn xel que ni que addina bi dafa soppeeku pandémie bi keroog bi mu jógee kii bi Macky Sall yi déclaré la guerre tey on est en guerre li mu jëkk a wax mooy chef d'entreprise yi forcé wu leen mais daf leen a ñaan ni leen bu leen dàq kenn wàññi leen salaire yi may leen dimbali leen ma ngeen wàññi salaire fay leen 70%. am na sax ñoo xam ni 50% la ñuy fay am na ñoo xam ne nag. wàññi nañ leen sax parce que xam nañ ni situation àddina bi moo demee noonu donc aujourd'hui mbër yi ñoo war a xam ni situation bi ñoo demee noonu xam ni la fi amoon na fi léeboon lëppoon amoon na fi daanaan la rek dootu fi am mënatu fi am xëy na àddina it nag lu ne yàlla mën na ko mën naa soppeekuwaat ni mu fi indee pandémie bi soppeekuwaat indi fi benn richesse boo xam ne mbër mën naa am sax milliard peut-être mais jamono ji ñuy waxe moom mun la nekk. mënul la nekk voilà. dañuy ñëw ci CNG. fan yee ci ginnaaw coow li bari woon na trop. Modou Lo génn wax Gris Bordeaux génn wax Sitor pare ñu. Modou loolu mu wax. taxawal rek dama lay laaj ndax dégguma ko. comme yow da may laaj rek yow déggoo léegi man ci décision bi la ñuy dem dañ leen suspendre. mais yaa ngi doon sosal Modou Lo nañ ki nga xamante ni dama bëggoon a boole Modou da nga doon naroon sosal Modou Lo parce que Modou Lo waxu ci. léegi suspension bi ñu ni Modou Lo bëggoon a sosal Modou Lo. léegi moom nee nañ suspendre bokk na si ñu suspendre moom ak Gris Bordeaux. Sitor Ndour ñu rajee ko. waaw pourquoi décision yooyu yow naka nga ko gisee. mais parce que loo gis am na justice su ko CNG defee ca CNG xam nga ñu ngi ci ciblé Alioune Sarr ni moo ko def Alioune Sarr def ko CNG dafa am commission de discipline. mais moom en tant que président. waaw même su ko defoon sax
même su ko defoon ku def la warul def ñu def la li nga mérité c'est tout. Alioune Sarr li mu def ci làmb man gëwuma ni nit dana ko fi dana amati sax jotu def ko fi man ku ma bëggoon a dénk tey làmb ji mënuma ko duma ko nangu aw ma sax jot gi la preuve maa ngi ni CNG laa bokk mais demuma réunion lu mat juróomi yoon parce que affaire bi dafa metti mën ngaa toog nag sa kër wala nga amee sa micro sa caméra di wër fu ne nga doom dafa fay laajte di wax luy yàq rek mais dégg nga. waxuñu luy yàq de. waxuñu luy yàq ñoom ñooy jël décision yi nga xamante ne arrangé wul mbër yi arrangé wul décision yi ñu jël naka lañ koy arbitre yi ba pare xam nga tax arrangé wu leen. amul concertation seen biir non am na concertation seen biir. ci diggante mbër yeeg non CNG des na de. non toujours mu am concertation c'est que mbër li mu bëgg moo dul am te fay leen ma xaalis te it lu ma def ngeen gëm lu ma neex laay def su combat pare nan ma jox sama xaalis mais ku ci tooñ ñu dagg la tribunal ku tooñ ñu jàpp la c'est tout man ngay di fayu xaalis di def lu la neex su la neexee tardé nit ñi amateur yi toog nga tardé su la neexee nga li ñuy tere yëpp nga koy def ba pare ni kenn du ma def dara fu nu teg loolu ñoom fan lañu teg seen bopp kan mooy mbër kan mooy promoteur kan mooy amateur mais il faut ñu leen waxante dëgg. mais des fois dagg yi tamit benn instant day xaw a ku ci deful dara duñ la dagg. mooy indur faute. mais ku ci deful mais li ñuy laaj a gën a bari. est-ce que nekkul li ñuy laaj. li mu bari moo tax tamit li muy laaj a gën a bari. et puis moo tax tamit CNG di dagg yéen a dagg yi. Tyson bëri na fi ba jóge fi benn yoon la def faute ba mu ko defee 15 millions lañ ko dagg loolu mosul a dagg benn mbër. suspendre ko 3 ans kenn déggu ko mu wax parce que xam na ni moo tooñ tey mbër mu fi def dara dañ lay dagg. arbitre mais parce que ñoom ñëpp seeni manager yi ngi nii toog ñoom ñëpp de contrat la leen jox suñ manager yi suñ demee liiral leen ko wax leen que lii ak lii dañ koy traité lii ak lii dañ koy traité ba may jël contrat bi lii laa signé suñu encaissé xaalis ba di def lu leen neex ba pare ni kenn du leen laal. léegi nag da ngay ñëw ci côté arbitre yi dara arbitre yi man li ma ci jàpp mooy man arbitre yi fay naa leen fi 1 million fay naa leen fi 500 000. ñu koy séddoo saa yoo gisee arbitre bu sol blouson orange. combat boo ko gis jël nañu sama 1 million wala sama 500 000 kenn daaw ko yëg kenn daaw ko wax kañ li leen dal kañ lañ ko commencé wax léegi lañ ko commencé wax nit ba ay problème am ci làmb nit ba làmb ji nga xam ni yenn cash yi amatu bi ñoom ñu bëgg a taxaw pour kaasal seen bopp lu ñu def aussi nañ ko def ci ngor. mais tamit seen indemnité doy na waar de. mais indemnité mais mënoon nañu ko def sax gratuit arbitre mënoon nañu ko def sax gratuité sport la mais comme indemnité dafa am ñu ngi leen di fay indemnité ñu d'accord ci pendant plus de 15 ans ñu nekk ci di ko fayu nit ba léegi ba làmb nekk ci problème gis nga suñu ko doon temps yi ma nekkee ci làmb ji suñu ko doon kaas la du am problème ndax dañuy wax ne làmb ji mën na ko mais léegi xale yee fi des làmb ji melul na mu meloon mais mënuñu taxaw di leen defal loo xam ni dégg nga ma am seen jeu bi attanu ko man ba ma nekkee ci làmb ji su ma masaan di tëgg combat ba may ñëw indi sama 10 blouson jox leen yëkkati 1 million jox leen pour ñu sol ko te pourtant bi ma ko waxee Alioune Sarr dafa ne ma loolu c'est bien vraiment demal directement ci ñoom Alioune Sarr mënoon na koo jël ni CNG mooy organiser combat bi te 1 million bi def ko ci keesu CNG leen war ngeen ci am 50% wala 10% wala 20% ndax ñoom dañ leen doon jox seen nu mu tuddati seen indemnité seen per diem. per diem yi ndaw na nag. waaw mais même ñoo ko nangu ay magum jëmm lañu ñu nangu ko bi ñu ko nangoo ba pare Alioune Sarr mënoon naa jël man la ma leen di jox ni leen que lii ngeen ci am parce que yéen samay employé ngeen parce que suñu ko tuddee noonu employé lañu war a doon mais ay nu mu tuddati ay volontaire lañu woon yu bokk ci sport di volontaire di defar làmb ils ont beaucoup fait nag dans la lutte les arbitres ay nit ñu baax lañu def lu ne ci làmb ji mais nag buñ fi indi nag indiscipline aussi bu ñu indi luy yàq làmb ji. c'est pas le moment. léegi yow man bu ma la dégg dafa mel ni tu es pour ci décision bi ñu jël radier ki di. non je ne suis pas pour ñu radier leen lépp mën naa nekk ci waxtaan mais itam waxtaan wu ñuy waxtaan du c'est pas sur la place publique ngay jéem a taxaw di jéem a casse say droit ak di wax lépp dafa am yoon ak nu ñu koy tegee mais c'est pas sur la place publique. sama question bu mujj mooy kan moo nekk ci ginnaaw Père Gaston financièrement. man. sama bopp. ndax jamono ji metti na. waaw yaa ngi signé sa retour. te xam naa retour bu am jom comme ni ñu koy waxee. waaw sama bopp rek am doole nga nar a def. waaw sama bopp rek. ak sa bopp mais partenaire yi tey jii ñan la. man su ma duggee ci làmb partenaire yëpp dugg. xam nga dañuy wax làmb ji sponsor yi dana dem sponsor yi demul Gaston dem ñu dem sponsor yaa ngi fi woon. kon mën nañu jàpp ne Père bu ñëwee
Expresso dina ñëw Orange dina ñëw Tigo dina ñëw. Tigo amatul. yow xamul sax xew si Free waaw Free mais Tigo la gars yi gën a miin quoi Free dina ñëw. Free moo am léegi. xam naa ne Free moo am mais ñoom ñëpp dina ñëw xam nga. Tigo non ñoom ñëpp non ñoom ñëpp mënuñoo ànd ñëw mais kenn dina ci ñëw parce que concurrence mënu la am ci seen biir ci làmb mais kenn dina ci ñëw moom. kenn dina ñëw mais ñoom ñëpp mën nañ ñëw. ci combat bi ak bii. non man du ma liggéeyee non man du ma liggéeyee noonu. man su ma amee partenaire damay respecter l'exclusivité kenn laay liggéeyal bi may def CLAF ak Tigo en 2006 Tigo la woon bi mu jeexee la Orange ñëw triplé la ma Tigo doon fay ma dem ci Orange. kon daal financièrement ci tënk. financièrement Gaston moom mooy demal yàlla na nu yàlla taxaw ñàmbur la nag. yàlla na nu yàlla taxaw te yàlla musal nu ci cat ak làmmiñ ak cat yu mel nii ak cat yu mel nii yéen. yàlla na nu yàlla. ñàmbur yow yaay seen fierté. alhamdulilah mais y a d'autres fiertés parce que njàmbur ci dignité lañu ko. bokk nga ci seen fierté. voilà loolu ngay wax. y en a d'autres parce que ñun loolu lañu xam loolu lañu yaree dignité lañu xam aussi. dëgg la waaw kii la woon rek benn appréciation bu ñu doon def ci yow la rek vraiment nag ñu kontaanoon trop dalal ki nga xamante ni moo di suñu papa Gaston xam naa tey internet yi dinañ ni aram bi daan na gën a dal que émission bi nga yim daan def tey dafa yëngu mais invité bi moo ko laaj lu ne wax na. da ngaa dajeeg invité bu la gën a tàng rek. mu ngi noonu invité bi daal moom moo génnee beneen facette ci aram boo xamante ni gars yi miinuñu ko woon dañ koy bàyyi rek mu tàggatoo ak internet yi di joxe rek benn message de sensibilisation. waaw mais yàlla na leen yàlla suturaal. jàppale Dakar Buzz bu baax parce que c'est bien man je vous suis et puis site bu ma neex la tur bi rek d'abord. dafa am doole buzz bi léeg-léeg c'est que léeg-léeg rek ngeen ba ma pousse ko ba mu ëpp buzz. comme question bi ma laaj sànq. waaw ba mu ëpp buzz mais quand même vous vous débrouillez et puis que je vous encourage vraiment di encourager seen patron seen ña fa nekk ñi personnel bi tout ça et fexe leen rek ba bu leen dugg ci lu leen loo xam ni du dëgg du yoon lu ngeen di informer leen juste et vrai. Inch'Allah. Voilà, c'est ça l'essentiel et que moi je suis ouvert pour vous, pour vos antennes et tout. Comme fi mu mujjee wax rek moom nit ku ouvert la vraiment ñu kontaan trop comme ni ma koy waxee dafa mel ni ñun moom gars yi dañ ñoo sopp bu ñu leen di woo rek dañuy yombalal rawatina moom suñu papa Gaston dañu doon insister di ko woo fekk mi ngi nekk ci ay activités mais tout le temps daf ñuy ne maa ngi ci nangam bu ma paree rek dinaa. à chaque fois daal mu ñuy jël lu mu xat bu ñu ko woowee bu nekkee ne benn 5 secondes sax dinañu wuyu ni ñu rappeler ñu dans quelque temps mu nekk naka loo xamante ni vraiment. lu ñu kontaan lu ñu marqué la ci moom nee na mais nag ay taxantaan ngeen da ngeen a taxantaan bu mu. waaw mu ngi noonu dañoo taxantaan bu mu. taxantaan ngeen mais c'est bien parce que loolu leen seen patron sant aussi nit ki kenn amatul jot. mais taxantaan leen rek. waaw mu ngi noonu da ngeen mas a jot ci jot gi. billaay mu ngi noonu gis nga de mi ngi noonu nag moom suñu papa Gaston la ñu dalaloon ci tolluwaayu réew mi comme niñ koy defee saa su ne waxtaan nañu ci politique wax ci société waxtaan nañ ci li nga xamante ne moo di sport muy question phare yi ñu waroon séq ak moom mu waxtaan ndaxte nag ku ko xam rek xam ne moom mi ngi yëngu bu baax a baax ci wàllum football waaye mu ngi yëngu trop ci li nga xamante ni moo di làmb lii nag moo nekkoon tolluwaayu réew mi ñu leen di jox dig daje beneen numéro beneen invité ak beneen thème incha allah jërë ngeen